Moustapha Cissé Lo tey groupe sunu diaspora moo ñëwoon seet si la fii si Nigéria Abuja ñu ñëwoon pour waxtaan ak yow en tant que premier sénégalais président parlement bu CEDEAO asalaamaaleykum. maaleykum salaam madame Diop maa ngi lay sant ci déplacement bi nga def. di yeesal suma kóoliteef ak sama njébbalit ci Serigne Touba jaarale ko Cheikh Moustapha Bachir sama yaakaar tey ak ëllëg doomam sëñ Moussa Nawel sëñ Mountakha ak le xalif général des Mourides bi nga xam ne moo fi toogal sëñ Touba te ñun ñëpp ñu koy yaakaar mais may nuyu it kilifa diine yi nga xam ne ñu ngi ci Sénégal ndax ni ma ko waxee woon weer wi weer wu sell weer woo xam ne lépp lu ci nit ñaan yàlla def ko ndax ki nga xam ne mooy sangu-sang yi xam ne ku ñu bind moo tax moom la ñuy màggal ci weer wi muy màggalu ngëneel muy weeru ngëneel di weer woo xam ne wu am solo la ci diine l'islam kon boo ma ci seetsee bëgg ñu waxtaan ci li nga xam ne moo ma bàyyi fii ndax fii ak Sénégal sore na muy député bu Sénégal boo xam ne dañ ko tànnaat ci biir député yi indi ko parlement CEDEAO muy député bu doon lool rek doy na mais ñu tànnaat ko mu jiite député yi nga xam ne fukal na fukki réew ak juróom ñoo ko seq ba pare muy fukki réew ak ñeent ak Sénégal gi ma bokk fukk ak juróom-benn la woon Mauritanie génn mais Maroc it mi ngi bëgg a duggaat bu duggaatee ak Mauritanie danañ dem fukki réew ak juróom-ñaar muy téeméeri député fi mu toll ak fukk ak juróom léegi nag parlement bi li ma bëgg a wax mooy li ko tax a jóg parlement bi li ko tax a jóg mooy ñu accélérer processus intégration ñu bari dañ koy dégg mais intégration du lenn lu dul jokkoo réew yi jokkoo fexe ba lëkkaloo nekk benn ci biir dox bi ci bëgg ci biir sécurité bi ci biir interconnexion bi ci biir wér-gi-yaram bi ci biir lu jëm ci énergie ci éducation loolu kon moo tax intégration jóg ànd ci mbiri monnaie yi ndax xaalis bi mooy yor développement économique moo tax ñu def tarif extérieur commun bu CEDEAO xam ne dañuy fexe ba ñuy lëkkaloo ci tarif yi mën nañ ci continuer lu mel ne accord de partenariat économique kooku it mooy accord commerciaux yi xam ne accord de Cotonou Lomé la daté woon waaye pour ñu conformer ko ak règle de l'OMC dafa am accord yu bees yoo xam ne yi moom la ñu war a signer loolu bokk na ci ñi ngi wax monnaie unique bi ñëpp a ngi ci xalaat di ci dox di wax mais du lu gaaw processus la boo xam ne bii jàpp naa ne il faut que ñu dem ci harmonisation li ñuy wax fexe ba ñu lëkkale ñi nga xam ne ñoo niroo ay système économique ak système am ba pare doog a ñëw ci li ñuy wax la monnaie unique kooku liggéey la boo xam ne ci kanam la jëm bala ma jàll foofu kon damay nuyu rek sénégalais yi nga xam ne ñi ngi biir Sénégal ak sénégalais yi nga xam ne dañuy vivre ci biti Sénégal di leen sargal surtout waa diaspora bi ci seen taxawaay boo xam ne bi ci développement économique gu réew mi mënee su la tudd dara te tudduñu diaspora ndax diaspora bi li ñuy participer ci PIB bi lu am importance la ndax dañuy liggéey alal ju bëri di ko yónnee Sénégal di ko dimbalee seeni bopp mais di ci def ay projet kon jaaraama yéen waa diaspora bi maa ngi leen di nuyu di leen ziar di leen encourager ci doxin boobu nga xam ne moom la ñu dox waaye ma waxit lu tuuti parce que réalité yi nga xam ne mooy réalité économique bu àddina bi defe naa ne xam ngeen ko yéen a ngi koy dund kon war ngeen a dimbali ñi nekk biir Sénégal ci yee leen ci li nga xam ne lii bu ñu jógee di ñëw foofa te ñëwuñu fa ak lu wér loo xam ne moo tax ñu fay ñëw coono bi nga xam ne moom la ñuy jànkoonteel moo tax parlement CEDEAO xalaat na ndaje bu mag boo xam ne février lañ koy def le 12 février lay def ñu war a waxtaan ci libre circulation yu nit ñi ak seeni alal ak seeni jumtukaay waaye dañu war a wax it ci question migration ndax migration boobu dafa jur lu bëri am na njëriñ lu bëri mais am na lu mu jur ci ay inconvénients loolu nag dañ ko war a togg ndax cas benn bu ndaw dinaa ko ci wax mooy cas bi nga xam ne mooy sunu doom yi sunu njaboot yi moom la ñuy daj
ci Libye ak dëkk yu mel ne Libye am na du Libye rek. Libye moo feeñ la daal. waaw bii dafa gën a feeñ. kon kooku war nañ leen ci toog yee leen ci waxtaan ci def ci ay loi yoo xam ne ci réew yi danañ mën a fixer ndaw yi ma bëgg a wax foofu yi ne kenn mënul fixer ndaw yi te joxoo leen espoir bi mooy ñu mën a liggéey espoir bi mooy ñu am koom-koom espoir bi mooy bu ñu bëggee faju espoir bi mooy bu ñu bëggee jàng loolu bu ñu leen ko garantir ndaw yi dootuñu génn dootuñu dem ci biir ndox mi di ci dee dootuñu dee ci désert bi kenn dootu leen jàpp jàmm di leen defi jàmm kon loolu responsabilité ñi ñu gouverner la kon war nañ leen a sensibiliser mais jàppale leen tracer leen ay traces yoo xam ne buñ ci jaaree dina am solo sama mbokk yi nga xam ne ay opérateurs économiques lañ entrepreneur yu mag la ñoom tam war nañ ci def seen loxo ndax yàlla mooy joxe wërsëg njaboot yi buñ ci yàlla seetee da ciy tànn kenn ñaar ñett mu jox leen wërsëg bu ëpp li ñu war a am ñooñu nañu def ay groupe yu mag comme ni ko Europe di defee Asie di ko def au lieu kenn ku nekk jël sa 10 millions sa 100 millions yor ko di def commerce kaay mu kaayaatu boo xam ne bi bénéfice su million nga ci wut wala 500 000 ñu def ko ay investissement yu am solo ci ay usines def ko ci ay tool def ko ci élevage def ko ci pisciculture def ko ci secteur yoo xam ne dañ koy tuddee des secteurs porteurs mooy yoo xam ne day yokk croissance économique bi ndax day créer emploi créer richesse kon loolu it maa ngi koy digal diaspora bi ñi ci am as tuut te yàgg fa di ko digal it opérateur économique yi nga xam ne man ci laa bokk maa ngi ciy góorgóorlu ndax yor naa ay tool maa ngi xool it ñenn ñoo xam ne mën na ma ànd ak ñoom ci secteur boobu ñu bokk ci liggéey pour sunu doom yi sunu jarbaat yi sunu soxna yi ñu mën leen a jox espoir ba ñu mën a toog Sénégal liggéey bi ñu yor fii dañ ko taxawal ci li nga xam ne lii plan d'action lañ koy tuddee mais plan d'action boobu dafa dugg ci plan bi nga xam ne mooy plan stratégique global bu communauté économique des états de l'Afrique de l'Ouest bu CEDEAO ndax ñun ci lañ bokk mais plan bi biñ ko defee ba pare dañu am suñu programme boo xam ne bi moom la ñuy dérouler programme boobu nag ñun la ñu indi lu yees mooy dañu nii au lieu ñuy toog Abuja rek def ñeenti session du ñu génn toog ci hôtel yi nañu génn Abuja li muy jëriñ mooy réew yi ci des dinañ xam ni am na ay député yoo xam ne ñi ngi def ay session di def ay réunion délocalisée di def ay visite corridor ci terrain bi ñu wax ak askan bi xam lii seen problème parce que vision 2020 dañuy CEDEAO bi waratul a nekk CEDEAO boo xam ne day nekk CEDEAO état yi bu ñu ko waxee mooy gouvernement yi conférence chef d'état conseil des ministres CAF ñu réunir toog ci hôtel yi dem dañu bëgg mu nekk CEDEAO des peuples CEDEAO des peuples boo ko déggee mooy ñëpp mënuñoo teewandoo ñuy 340 millions de personnes di waxandoo pour Afrique sowu jant ñu ni kon nañ ci jël ci parlement yi ñenn ci doomi CEDEAO yi ñun ñëw fii nekk ci parlement bi di jeex di wax di waxal nit ñi di dem ci nit ñi programme boobu nag biñ ko jëlee dañu fexe ba ñun réunion yi ñu doon def fii mooy nu ñuy tuddee session extraordinaire ak commission technique yi ñu koy defee ci réew yi état membre yi tàmbali nañ ci def ci lu bëri boo ko seetee ci 4e législature rek laay nat def nañu au moins fukki réunion yoo xam ne génn na fii ci Abuja réunion yi peuple bi ko gis neex na leen lool moo tax ñu bëgg ci continuer déwén sunu premier programme ñu ngi ko war a def Sénégal muy loo xam ne lii jàpp naa ne bu ñu ko defee dañ naan CEDEAO ba mu xewee ba léegi mës ci am session extraordinaire bi le 12 lay tàmbali par li ñuy wax forum international ci li ma waxoon libre circulation personne biens yi ci espace CEDEAO ak migration ci la ñuy waxtaan ñetti fan bu ñu paree dañuy ubbi nag session bi nga xam ne moom dafa statutaire le 16 ba le 22 lay doon ci mois de février ci Ndakaaru Diamniadio lañ ko bëgg a defee ñu woo Sénégalais yépp nag obédience yépp la ñu wax amul parti politique parce que fii amul parti politique amul diine sénégalais la ñu wax mais dañu woowaale africain yi mooy président assemblée nationale yi nga xam ne ñoo nekk ci Afrique
waxuma CEDEAO yépp lañ ci bëgg a woo ci parlement sous-régionaux yi muy parlement de l'Afrique de l'Est, parlement bi nga xam ne bii mooy panafricain, parlement bu Afrique centrale ak CIP UEMOA ñooñu ñëpp dañ leen bëgg a invité ñu ñëw ci ndaje boobu mais dañu bëgg a woote invitation boo xam ne dañuy invité ministre de l'intégration yi nekk ci Afrique rawatina nag ñi bokk CEDEAO. ndaje moomu président Macky Sall mooy parrain ndax Sénégal lañ koy defee nangul nañu ko déclaré na ko fii ci plénière u CEDEAO kon dootu lu ndaw waaye dañu jël ñaari invité d'honneur yu mag yoo xam ne dafa am lu mu yëllaw muy président Union africaine le professeur Alpha Condé dañ ko ci invité mais dañuy invité aussi Issoufou Mamadou président du Niger. lu tax ñëpp xam nañ ne Agadez ak zone boobu zone de transit la ñuy génn ñëpp suñu doom yi ci CEDEAO foofu la ñuy jaar dugg Libye ñi dem Algérie ñi dem fenn ñu leen di jàpp jaam di leen sonal di leen fitna kooku kon war nañ ko woo ci ndaje moomu. mais Maroc gi nga xam ne dafa fëgg buntu CEDEAO ak Mauritanie ñoom seeni président assemblée danañ leen invité yu fekkee ndaje li ci des mooy fas nañu yéene Union européenne ñu dajale leen ñu ñëw mooy parlement bi daañu leen invité mais daañu invité le président de l'Union européenne ak yenn pays yoo xam ne yi seen politique dafa jëm ci loolu te migration di fa am muy France muy Espagne muy Portugal muy Allemagne ak réew yu mel noonu danañ leen invité kon ndaje bu mag lañu jëm le 12 au 22 à Dakar fukki fan yoo xam ne Dakar mooy nekk capitale CEDEAO ma ci woo la presse di ci woo secteur privé bi lépp mais di ci woo la société civile ma bëgg parlementaire yépp yu Sénégal ak yu CEDEAO mobiliser benn bloc pour la réussite de l'événement kon loolu laa mënoon a ñamale ci mbir mi en attendant ñu dem créer un comité scientifique boo xam ne bi janvier bépp ci loolu lay liggéey pour que événement bi CEDEAO def ko bu paree bu mel ni dootu fekk. léegi ñu lay laaj fi ñu toll nii noo gisee politique gu Sénégal fi ñu toll nii ak ka Khalifa Sall. oui politique bi moom ni ma ko gisee ni politique doon doxee rek la parce que man 98 ba léegi maa ngi ci niveau bi top bi bu kawe bi ndax ci laa nekk député dellu si naa ñeenti yoon assemblée nationale 4e législature la ci man dama ciy sant yàlla ndax bu dee dama dellu si 2007 bi assemblée bi mu jógee 98 dellu si 2012 dellu si ci bi ñuy installé assemblée bi damay sant peuple sénégalais ñoom ñi nga xam ne fal nañ ma ñaar yoon ci liste départementale fal ma ñaar yoon ci liste nationale ñaar yëpp 3e laa nekk ci liste nationale ci coalition bi gën a mag ci Sénégal kooku maa ngi ciy sant son excellence le président Macky Sall ci confiance bi mu am ci man ba ma agsi fii mais politique du changer politique pouvoir ak opposition ba àddina xewee ba léegi du ñu mën a déggoo pourquoi mooy ki yor pouvoir am daf ko bëgg a téye ki opposé daa bëgg a nangu pouvoir am loolu duñ mën a jubóo kon boobu différence mooy am allah kulalin nangu naa ko na ku nekk jël droit mais nañ ko def ci civilisé bu li nga xam ne moom la ko yoon may pouvoir bi ki ko yor dafa war a exercer pouvoir bi ki nga xam ne dafa bëgg nangu pouvoir bi soit da koo yoroon ñàkk ko soxlayaat ko wala da koo mësta yor di ko laaj kon ñooñu war nañoo mën a toog discuter fexe ba li ñuy def na ci Sénégal gagné Sénégal bu gagné jàmm dina am en tout cas man Moustapha Cissé Lo Macky Sall mooy suma candidat 2019 te dinaa liggéey li ma war a liggéey lépp pour wan nit ñi ne li mu liggéey war na ko mën a falaat yaakaar naa ne loolu foofu laa toll ñuy opposé nag bu leen neexee ñu opposé ni leen neexee leneen li nga xam ne xew na Dakar fekkewuma ko mooy lever immunité parlementaire bu sunu frère sunu xarit sunu doomu ndey Khalifa Sall jàpp naa ne ku bëgg Khalifa Sall mbaa nga bëgg avenir politique am li ñu ko teg ci tuuma war nañ ko may mu am espace pour teggi ko loolu laa bëgg a wax mais boo ne ko kenn du lever sa immunité kenn du la juger
dàqal nañ ko loo xam ne nit ñi dañ naan am na ñenn ñi ne amul muy débat boo xam ne du jeex bu dee avenir am nag bëgg na ko ci réew mi na dem tontu ji indi tontu yi mu war a tontu ci liñ koy laaj te ñu koy ñaanal yàlla sunu borom bi yàlla na ko ci yàlla génnee pour moom mu génn ca fa mu nekk ndax man de kasu moom du ma ko yéene kenn ba addinay tukki kon yàlla na ko yàlla dimbali ba mu mën caa mucc waaye li nga xam ne daal moom laay digle te moom laa gëm mooy man ci ñi voté ndax yónnee naa procuration lever immunité parlementaire u Khalifa ci laa bokk ndax pour dimbali ko nañ ko lever na yoon gaawal mbir mi leeral mbir mi bu Khalifa defee loo xam ne yoon a ko condamné nañ ko condamné te dugal ci yërmande bu dee Khalifa li mu def yoon condamné wu ko nañ ko bàyyi mu dellu ci këram sénégalais la lu ko yàlla may mu jël en tout cas man loolu laa ci am lu may wax. waaw loolu dafa entré ci prérogative yu bees yi wax nañ ko ci yu bëree bëri xëy na dinañ la jox ay këyit parlement bi parlement consultatif la nekkoon boo xam ne day joxe ay avis rek yoo xam ne yi sax amul njariñ fukki at ak juróom daw na ci loolu bi ñu ñëwee noonu te fekk loolu wax dëgg yàlla ñi sama prédécesseurs yi liggéey nañ ci liggéey bu rëy bu rafet yàgg nañ ci liggéey muy professeur Alioune Diallo moo ko engagé woon man liggéey naa ci bi ma ñëwee 2007 ak Maman Ousmane ci comité bi ñu njëkkoon créé pour muy comité ad hoc pour renforcement bi bokk naa ci bi ñu ñëwee ba 2012 ay sénégalais yeneen liggéey nañ ci texte bi nga xam ne final bi moom la ñu adopté ñun dañu continuer loola ndax dañu jàpp ne muy institution yëpp continuité moo ci war a am bi ñu ñëwee nag li ñu def ñun te mu gaaw mooy dañu seet point conflictuel yi nga xam ne moom la commission déggoowul woon ak parlement ñu xool ko discuter ko liñ ci mën a téye ñu téye ko liñ ci mënti téye ñu génnee ko la ca baaxoon lépp ñu garder ko moo tax liggéey bi ñu koy liggéey dañ ko liggéey ci xel ak dal ak tey ak collaboration ak coopération ak partie prenante yi biñ ko defee yàlla may nu ndam defuñu fi at presque 6 mois lañ fi def ñu adopté texte bi loolu di victoire bu Sénégal di victoire délégation sénégalaise mais di victoire président parlement ndax loolu nit ñi doon wut te mënuñu ko am en tout cas bu dee ñàkk nañu xam-xamit yàlla may nañu sens ak xaas te loolu moo am solo ndax am nañu lu keneen amul leneen li budget bi fi ñu ko fekkoon dañ ko yokk parce que dañu xeex wane ñi plan d'action bi ñu am ak programme bi moo gën yi ñi doon yor boo ko seetee budget bi ma fi ñëwee léegi li ci yokk daanaka mat na 7 milliards ndax budget bi maa ngi ko fekkoon ci ay 9 milliards ak yu demee noonu kon liggéey boobu ñuy def ak activités yi ñuy def ci parlement bi dafa tegu ci xam-xam dafa tegu ci stratégie dafa tegu ci plan d'action dafa tegu ci programme boo xam ne bu rationnel la bu convaincant bokk na ci li nga xam ne moom laay wote Dakar kenn musul wote lu mel noonu te buñ demee ba loolu jàll defe naa ne CEDEAO kenn dootu tudd kenn parce que li ñuy wax lu soxal askan wi la ci la ñuy ne ci la ñuy wax ak jéem a trouver ay solution ak réponse kon loolu mooy li am solo xam ne loolu ñun def nañ ko te ñoo ñu koy tiitaroo parce que yàlla moo ñu ko may xëy na amuñu ay diplôme yu bari mais am nañ expérience boo xam ne boo ñu joxoon adduna bi mën nañ ko yor ndax danañ ko jéem a yor ci nu dëppoog li waa adduna bi bëgg parce que looloo am solo xam li nit ñi bëgg fu ñu bëgg a dem nga mën leen fa yóbbu kon loolu mooy liggéey bi nga xam ne ci la ñuy def moo tax tey budget bi ngay wax kenn mus ko xalaata laaj communauté bi ñaata lay am fu xaalis biy jógee nan lañ koy séddalee mi ngi doog a am te loolu dañ ko xeex moo tax gars yi càmbar nañ ko xool nañ ko léegi feeg waxtu ñaari waxtu plénière bi dina dem Sénégal gépp daañu ko gis parce que journaliste yaa ngi fi te daañu jàllale leen loolu daal mooy résultat bi ñu am à mi-mandat ndax ñaari at yi mi ngi jeex 4 février gannaaw dañu fal pour ñeenti at lii ñu jot koo def rafet nañu njort ci suñu bopp que bu ñu àggalee lépp dina rafet te lépp njariñ lay doon. man en tant que femme dama bëgg wax ci parité bi ma gis ni député yu Sénégal yi 6 ñoo fi nekk mais benn jigéen moo fi lañu ci jël lu waral loolu. merci soxna si laal nga question bu am solo foofu nga laal foofu la parité président Ablaye Wade moo ko indi Sénégal pendant que benn réew defu ko mais dama gëm ne président Ablaye Wade bi mu koy def da doon politique politicienne li tax ma wax dinaa la leeral président Ablaye Wade am na fukki député ak juróom-ñeent bi mu ñëwee assemblée nationale ci législature bi
am na ñeenti poste de responsabilité xam ne dañ leen di jox xaalis bu bari ñoo ëppale député solde am 1000 litres carburant ay bureau ak i oto ñeent ñooñu kenn du ci jigéen loolu war nga ko laaj président Ablaye Wade ñeenti góor la fab jox ko coalition bàyyi jigéen ñi te pourtant ñu compétent ak ñu yàgg ci parti ak ñu ko yàgg xeexal ñi ngi ci ñu am fii poste yoo xam ne yi dañ ko changé ndax fii biñ koy def di indi délégation bi man nekk gu ma président parlement bi kon awma woon sañ-sañu mën a rejeter wala bañ a mën a rejeter bi ñuy ñëw di préparer 4e législature commission lañu envoyé délégation bi ñu jël bañ a respecter ñaari point ndax Sénégal loi électorale parité intégrale la mais 30% yi mooy règlement intérieur u parlement bi ñoom ñu envoyé mais installé nañ ñu ba pare mais nu dem defaati élection xam nga texte yi dafa wax ni boo demee élection boo amatul mandat sa mandat renouvelé wuñ ko perte nga sa mandat réew ma nga jóge day defaat élection partielle pour élire député yi nga xam ne ñooy toog si ci place yu ñi ñu élire fii Doudou Issa Niass ak Lamine Thiam ñoo fi nekkoon mais perte nañ mandat bi dañuy dem éliraat élection lañu wax waxuñu désignation moo tax ma bind assemblée Sénégal ni leen obligatoirement da ngeen ma indil góor ak jigéen ndax loolu mooy loi électorale du Sénégal mais obligatoirement dañ leen a imposer 30% yi donc comme ay góor a fi ëpp juróom ak benn jigéen man moo tax ma corriger loolu moo tax ma wax leen ni leen loolu nag ñoom jubóoguñ ci ba léegi Ablaye Wade mi ngi bëgg a fab ay góor rek indi bàyyi jigéen ñi parti am nee nañ duñu dara loolu la wax moo coalition loolu la wax assume loolu la wax je l'assume Ablaye Wade nee na yéen jigéen yi PDS du ngeen dara du ngeen doon dara amul xamu leen mënu leen te pourtant yéen a doon gemmo naan Ablaye Wade naan fara Wade Ndiaga kii di ko way léegi tontu leen ci affaire boobu léegi nag fii maay chef bi man la yàlla dogal man maay yilif bala ñoo mën a installé dañ may indi li këy ma xool ne dëppoo na ak loi nee naa Sénégal bu ngeen fi yónnee ñaari góor duñu siéger dama koy rejeter il faut jigéen am ci bu ma leen mënul imposer ñaari jigéen pour parité bi am danaa leen imposer jigéen ak góor pour 30% yi muy sunu règlement intérieur mu am kon loolu laa leen imposer maa ngi leen di xaar di ñaan ñu juboo parce que gannaaw juboowuñu jigéen ñi moom dañ leen di bëgg a def mbubboo rek bu ñuy dem wote ji wax lu neex naan genre te gëmuñu ko nañ bàyyi nax yi beneen problème bi mënuma jàll ndax ci affaire levée immunité parlementaire dama gis suma benn xarit Moustapha Guirassy muy wax assemblée mais Moustapha Guirassy laaj ko moom bi Ablaye Wade di dàq ay député te tegu ko fenn muy Mbaye Ndiaye Moustapha Cissé Lo fan la nekkoon bi muy dàq di réduire mandat bu Macky Sall di ko jëlee ci 1 an te ñu fal ko jëlee 4 ans te ñu fal ko ci 5 ans pour andi ko 1 an fan la nekkoon bi ñuy voté la loi Ezzan kan la àndaloon laaj ko loolu daf ko mat a laaj dàq nañ Macky Sall waxul dara dàq nañu Moustapha Cissé Lo ak Mbaye Ndiaye waxul dara te mi ngi fa woon sunu collègue la ba pare tey muy xas assemblée bii te xam ne fa la jógee ndax fa la nekkoon moom fa la nekkoon loolu fekke na ko beneen bi gën a garaaw bi ñuy mettre en accusation Idrissa Seck fa mu nekkoon ba Doudou Wade di tëb di fecc foofu rek lañ ko mas a gis bi ñuy ñëw di fekk Aliou Sow président commission des affaires étrangères muy def réunion Doudou Wade dagg yëpp sànni yàq ni dafa tere moom ku réunion assemblée te du président de l'assemblée président groupe parlementaire donc képp rek la booba fan la nekkoon nañ bàyyi coow yi Ablaye Wade li mu fi jëf Macky Sall du jëf 1/100 am jomm na ko kon nañu téye seen lamiñ te xam ne Sénégal moo leen wan gannaaw dem nañu ay législative wax Ablaye Wade wàcc ci terrain bi dañ koo duma fépp fan la gañe Ablaye Wade gañewul fenn député yi mu gañe mooy Kédougou ki xawma Saraya yoo xam ne peut-être suñuy nit ñoo juboowul Touba gi ñuy wax élection amu fa c'est la vérité gañewul fenn il n'est pas majoritaire. Touba amul élection. amul élection Touba élection amu fa maa ko wax élection amu fa la fa am mascarade électorale la baaxul
une mauvaise organisation, très mauvaise organisation. kon loolu laa bëggoon wax ci point yooyu. Président Moustapha Cissé Lo groupe Sunu Diaspora mi ngi lay jërëjëfu di la remercier bu baax. asalaamaaleykum merci maa ngi sant Sunu Diaspora di sant ndax ci laa bokk parce que man nekkuma woon immigré mais yàlla dafa dogal ci kattanam diggante 78 79 ak léegi fépp fu diaspora nekk xam naa ko fu ab sénégalais togg ceeb añ naa ca kon maa ngi leen di sant di leen gërëm.